mbokk yu ñuy teewlu ci Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo am te leen mbégte di janoo ak yéen tey jii dañoo am entretien bu spécial ak Pape Djibril Fall ñu gën koo xam ci casquette journaliste waaye tey jii beneen casquette am moom la ñuy waxtaanee tey jii dinañ ci gën a xuus ci biir waxtaan bi Pape Djibril Fall am naa mbégte lool jàkkaarloo tey jii ma baale nga nuyonteeg yow ak nga nuyonteeg Sénégal yi ñuy teewlu. jërëjëf Mouhamed maa ngi lay bége bu baax tamit am mbégte bu jéggi dayoo ci am ak yow waxtaan bi seq ak yow waxtaan bi si honneur bi nga ma def ak opportunité bi nga ma jox pour ma mën a waxtaan ak sénégalais yi mais kontaan trop aussi si contexte bi nga xamante ni ci lañ ko defee di la gërëm bu baax di gërëm aussi sénégalais yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi ñu bàyyi xel mais surtout internautu Seneweb yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew. fi ñu defee tey jii sax émission bi dina am lu bare lu muy refléter si li tax tey ñu seq jotaay bi mais danoo jóge si Korité mi bés boo xam ne nii ku nekk day fàtte sa bopp fàtte fi nga bokk ngir li ñu bokk ban message boobu ngay adressé sénégalais. message wu cant d'abord ak ndokkeel sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk si biir réew mi ak si bitim réew di leen baalu àq nag bu baax a baax kenn ku ci nekk ñoo ngi lay baalu àq di la baal àq tamit bu baax a baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal. ñu jóge nag ci weer boo xamante ni c'est un mois plein d'enseignement c'était un moment aussi où dañu sublimer dañu gën a wane li nga xamante ni moom mooy valeur u partage valeur u solidarité ak lu néew li nga xamante ni am nañu ko nan lañ koy def ba bokk ko nga gis nañ ci sénégalais yi wax dëgg yàlla ak sénégalaises yi wane ci une expression manifeste une solidarité agissante ci li nga xamante ni moom mooy nan la ñuy def ba kenn ku ci nekk ñu mën a préserver sa dignité te loolu bokk na ci képp koo xamante ni woor na ba ngoon jot rek am na ci ñoo xamante ni taxawoon nañ temm ngir nga am loo doge ngir nga am loo suturloo ci biir weer bi yëpp loolu nag jàngale la signification la am te sunu borom bi mu ñu ko santee dafa am lu tax mu sant ñu ko mooy noonu la ñu war a dundee ci sunu humanité ñu koy exprimer jamono bu nekk di ko wane jamono bu nekk et je pense que ne su fekkee ne mën nañ ci tirer enseignement loolu ci la bokk la solidarité c'est un impératif l'assistanat c'est une catastrophe moo tax loolu la ñu suñu borom di fàttali foofu nga xamante ni jamono bu nekk war nañ ko di ko sublimer di ko wanewaat en tout cas moment la woon bu am solo moment dellu ci suñu borom la woon moment njëggal la woon ak sàkku njëggal moment la woon boo xamante ni je pense que ne permettre na sénégalais yi ñu réconcilier wu ak li nga xamante ni les valeurs fondatrices te bi ci jiitu mooy solidarité. Chaque fois booy wax dañuy gis ne da ngay inspiré wu si sa diine si enseignement bi nga xam ne moom la fi mag yi baax yi bàyyi lan moo waral loolu lan mooy sa rapport ak kilifa diine yu Sénégal ak diine gi si boppam. xam nga Mouhamed ñun sunu engagement bu ñu mën di am ci kaw suuf mu nekk un engagement professionnel mu nekk un engagement communautaire mu nekk un engagement politique dañu xalaat ne il faut que toujours muy am un soubassement spirituel yàlla ak diine lu am solo la ngëm dafa am solo loolu lu ñu gëm la te dañoo jàpp ne réew mi réew ngëm la waaw loolu moo tax bi ñu xamee ne loolu suñu borom defal ñu tawféex ak sutura ñu ganee àdduna ci réew moo xamante ni ay way gëm ñoo ko dëkkee su boobaa mënoo fee def dara loo xamante ni lu dul da nga koy teg ci ngëm boobu te ngëm boobu mooy lan mooy exprimer rek li nga xamante ni moom mooy sa humanité mooy doomu aadama li nga xamante ni moom moo tax ñu wàcce ko ci suuf li nga xamante ni moom moo tax mu nekk fi ak li nga xamante ni moom la fi war a nekkee te muy nekk njëriñ lu àndul ak lor ngëm pour man daf ñuy dimbali à la fin de la journée ñu mën a nekk njëriñ boo xamante ni duñu ànd ak lor kenn dañuy jëriñ nit ñi te duñu leen lor et à la fin de la journée les pratiques cultuelles ak nu ñu mën di toll ak nu ñu mën a mel benn aboutissement la ñu am mooy nan la ñuy permettre doomu aadama bi muy jëriñ nit ñi te du leen lor loolu moo tax ñun dañ ko trouver un soubassement spirituel à ce que nous faisons donc leneen li nga wax par rapport ak kër diine yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey bi dañ leen di ameel njukkal devoir de gratitude et de reconnaissance waaw ndax bala nga ne naam nekk fa te ils ont été là à un moment extrêmement décisif def fi liggéey boo xamante ni liggéey bu rëy la liggéey bu màgg la ñun ñuy ñaan ci sunu approche politique ci sunu projet de société loolu dafa nekk loo xam dañ ko war a sublimer mais surtout dafa nekk benn énergie positive boo xamante ni dañ ko war a jëriñoo et nous pensons que jusque là defuñu ko ni nga xamante ni noonu lañ ko war a defee jëriñoo guñu ko ni nga xamante ni noonu lañ ko war a jëriñoo te loolu dinañ si dellu siwaat xëy na waxtaan bi wala yeneen waxtaan yi nga xamante ni ñooy ñëw donc
ñu def ci liggéey boo xamante ni bu am solo la boo xamante ni dafay tax jamono bu nekk ñu leen di bàyyi xel di leen dimbali ko c'était au-delà nekkuñu ñu fi woon rek ci dem jàkka ja wala woor wala natt asaka wala aji màkka buñ ko mënee ginnaaw seede ne sunu borom kenn la yonent bi salaatu wasalaam yàllaa ko yónni donc ñoom nekkee wuñu fi woon loolu dañoo amoon tamit gis-gis ci dëkk bi ni mu war a doxee dañu amoon gis-gis ci sénégalais gi ki mu war a doon bu ñu noppee ci moom pour mu mën a dem daal di mën a jëflante keneen ki jëriñ ko te du ko lor yaa ngi dégg donc ñoom loolu lañ fi nekkee woon ñun tamit dañu inspiré wu ci yoon les exemples font légion ci biir kër diine yépp et jamono bu nekk gis nañ ne ci biir Sénégal à chaque fois que l'essentiel a été remis en cause gis nañu ñoom seen taxawaay et le centre de gravité même du pouvoir à un moment donné da ngay gis ne day changer totalement de camp. si biir woy politique yi am si ñoo xam ne nii dañuy def politique aussi ndax am na si ñoo xam ne nii ñoo la inspiré ba yow tamit nga dugg si wàllum politique di sukkandiku si ñoom ni doon defee politique. waaw ci mag ñi nga tudd noonu ci magu Sénégal seen taxawaay ci wàllu doomu aadama ak fonk doomu aadama ak ëllëgu doomu aadama rawatina sénégalais bi dañ ci am taxawaay yu am solo waaw mën nañ ci tudd koo xamante ni Sénégal yëpp xam nañ ko gis nañ li nga xamante ni moom la ko Sénégal jaral ci taxawaayam muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul am ci taxawaay boo xamante ni bu am solo la taxawu Sénégal lu ne mu daj ko keroog bi ñu koy jugé ba nar ko yóbbu ci Ndar dafa wax ne dinañ ma yóbbu parce que bëgguma ko not suma askan dinañ ma yóbbu parce que dama bëgg sama askan yeewu te ñii ñu ko seqal seeni képp koo xamante ni nelawu doomu aadama yi ci la sa teraanga nekk doo bëgg mu yeewu képp koo xamante ni réeru doomu aadama yi ci la sa teraanga nekk doo bëgg ñu gindeeku képp koo xamante ni ñàkk doomu aadama yi ci la sa teraanga nekk doo bëgg mu am as tuut donc loolu bokk na ci li nga xamante ni sa vision des choses sa vision du monde sa vision de l'humain sa vision du Sénégal tax na tey jii ñoom ñu sacrifier lu bari ñu teg leen lu bari ci lu métti exiler leen ñii ñu brimer leen ñii ñu topp leen topp boo xamante ni bu métti la bu weesoo loolu gis nga ku mel ni ñoom Seydi Hadji Malick maam Seydina Limaamullahi bi nga xamante ni fii ñu nekk nii ci Dakar maam Seydina Issa Ruhullahi nga ñëw tey jii jël ñi nga xamante ni ñëpp ba ci ñi gën a sori sax ñu mel ñoom El Hadj Omar Foutiyou Thierno Souleymane Baal ak Cheikh Abdoul Khadir Kane da ngay gis ne ñoom ñëpp à un moment donné de leur vie questionné nañu seen redevabilité vis-à-vis de leur communauté wax nañu ne ñun lan la ñu nar a sànq ci suñu dund ngir ñiy ñëw mën a am dund gu gën a mucc ayib plus tard bi république di juddu fekk na ñoom am nañ taxawaay bii lu yàgg république bii ñu am ñun bi muy juddu bi la 5e république la ñun bi nga xamante ni moom la ñuy doxalee tey Sénégal ba muy juddu ñoom ñu koy conceptualiser di wax ne moom mooy la promesse que chaque génération doit vivre mieux que la précédente ñoom fekkoon ne am na lu ñu sacrifié woon déjà seen dund seen àdduna seen temps seen daraja seen énergie ngir doomu aadama mën a nekk koo xamante ni kuy dund gu mucc ayib la donc bu fekkee ne ñi nga xamante ni ñoom lañ jamonoonteel tey muy Tiwaawan ñu am ak ñoom tamit relation bu mucc ayib suñu borom daanaka defal ñu fa ay wayjur ay xarit ay soppe te ñu am yéene incha allah ci fan yu néew dem seeti ki nga xamante ni moom mooy Serigne Babacar Sy Mansour ziyaare ko ñaan suñu borom mu yàggal ko fi taxawaayam ak naal yi nga xamante ni am na ko aussi ci Tijaniya suñu borom defal ko ci lu kawe njortam am ci wayjur tamit koo xamante ni doom la ma defoon waaw muy Serigne Pape Malick Sy waaw nga xamante ni générosité bi mu amoon sama digganteeg moom lu ma yéem la woon man waaw lu ma yéem la woon may ñaan sunu borom subhaanahu wa taala fa mu nekk mu dolli ko yërmande dolli ko sutura dolli ko leer dolli ko barke am ci Serigne Mansour bu maam Abdou Aziz Sy Dabakh ak Serigne Maodo sëñ Mansour moom am na fi bés boo xamante ni amoon naa ko fi dafa déplacé wu ñëw ba suma kër taxaw fa taxawaay bu rafet waaw loolu nag moom am na ci loo xamante ni ku la ko defal mënatoo ko fay Serigne Moustapha bi nga tudd léegi tamit moom daanaka koo xamante ni la daf ñu soppal boppam bëggal ñu boppam yàlla dogal ba ñu gisee bi ñu gisee ñu toog waxtaan wu yaatu ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal waxtaan lu yaatu ci préoccupation bi nga xamante ni moom mooy préoccupation du moment
am ci waxtaan boo xamante ni bu am solo la bu yaatu boo xamante ni ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Moustapha ni nga ko tuddee ni nga ko waxee léegi waxtaani réew mi waxtaani lépp ma àndoon ak sama xarit bi nga xamante ni man ak moom ñoo nekkoon université du sama sëriñ sax mais sama xarit la nga xamante ni fépp fu may dem ci yu mel noonu ñoom ñoo ci ànd di ci waxtaan te loolu aussi dafa am solo surtout pour les jeunes ñu xam ne l'amitié c'est le mouvement c'est la fidélité et ça doit résister au temps donc ma koy gërëm bu baax moom tamit ci taxawaayam rawatina ci taxawaayam ci li nga xamante ni ci lañ dugg di wane ne rek comme ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxee ci Masalikul Jinaan diine yépp seen convergence mooy yóbbu nit ki pour lu ko sellal pour lu ko dëgëral pour lu tax mu mën a nekk ki nga xamante ni moom la war a doon tarixa yépp tamit seen finalité mooy permettre à l'individu d'avoir un bon comportement waaw loolu je pense que ni lu am solo la te ñun ñaari problématique yooyu daf ñu intéressé te dafa nekk l'ensemble de ces biens culturels yi tax nit ki mën a dimbaliku mooy l'identité ak le vivre ensemble. beneen mbir bi aussi on a vu que am na ñoo xam ne ni sénégalais yi bëggoon nañ leen am fu leen tegoon laataa ñuy dugg ci politique waaye bi ñu duggee ci politique dafa mel ni ñaari réalité yu bokkul fa leen sénégalais yi tegoon ba ñu yëngu ci leneen après ci politique boo ko fay traduire day mel ni dafay wàcc ndax loolu ragaloo mu dal la. ñoo ngi ñaan sunu borom bu ñu dal déjà loolu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy kii di Maulana Cheikh Ibrahima Niass daf doon wax lu am solo daf doon wax ne ki may yar su ma noppee ci moom fépp fu mu tàbbi day soppi waaye kenn du ko soppi dafay soppiwaate waaye kenn du ko soppi te ñun jàpp nañu ne tey li nga xamante ni moom moo ëpp solo ba nit ki jamono bu nekk ñu koy fàttali li nga xamante ni moom la doon yàlla defal nañu ci sutura mooy ñun dañu am kilifa suñuy wëyjur di ñu taxaw di ñu xolloo fi nga xamante ni foofu la ñu war a xool di ñu gunge am na ci loo xamante ni suñu ko bëggoon sax duñu ko mën lu ko fi jar lan moo ko fi jar lan moo ko jar donc loolu kenn ku ci nekk ak say motivation ñun motivation bi ñu am mooy jamono bu nekk nan la ñuy def ba servir suñu askan ba dimbali suñu askan ba jigéen ñi ñu fonk leen sutural leen taxawu leen ba ñu mën a taxawu njaboot gi comme ni ñu ko bëggee li ñu yitteel mooy képp koo xamante ni suñu borom nattool na la nga juddu ak laago wala laago dal la nga gis ñu suñu wet ñu taxawu la ba kenn dootu la exclure ci société bi li ñu yitteel mooy la petite enfance entre 0 et 6 ans nekk itte bu mag ci ñun ba képp koo xamante ni juddu nga ci juddu nga ba ngay am juróom-benni at que la jur day xam ne daf laa jur waaye ëppale wuñu ci ñun ndax yow ëllëg lu ne mën nga koo doon ci réew mi te lu ne mën nga koo taxawee réew mi tout se joue entre 0 et 6 ans loolu moom moo ñu yitteel li ñu yitteel mooy mag ñi ñu am ci biir réew mi nan la ñuy def ba gunge leen rassurer leen ba ñu xam ne tool bi du booy ñu dalal seen xel waaw lépp lu ñu aajowoo nag ci wàllu taxaw ñu taxawu leen ko ba nga xamante ni ñoom seen xel dina dal dinañ leen mën a gunge convenablement comme ni mu waree loolu mooy sunu préoccupation Mohamed. nga war a dem ci bannière les serviteurs lan moo tax les serviteurs. wax naa ko léegi mooy joxe sa bopp ak jamono bu nekk ngay xool nan ngay def ba jëriñ doomu aadama bañ ko jëriñoo ñun loolu jàpp nañ ne lu am solo te ndawu Sénégal réew mi ñu dëkk réew mi boo bëggee taxawu réew mi da ngay taxawu ndaw ñi moo tax ànd dundal yaakaaru ndaw ñi dañoo jàpp ne lu mën a nekk la te loolu fi ñu koy jaarale mooy ñu xam ne servir moom mooy bunt bi kenn ku ci nekk jamono boo xëyee nga xool tey nan ngay def ba am un impact positif loolu la ñu jàpp donc te ndaw ñi boo leen taxawu nga ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi taxawu nga it ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñi yàlla suñu borom nag defal ñu tawfeex Sénégal 80% boo jël 20 ans 25 ans la ñu am 75% yëpp fanweeri at ak juróom la ñu am donc ñu jàpp ne serviteur boobu noonu fàttali la yeesalaat la pas-pas bi nga xamante ni moom la ñu war a am ci sunu taxawaay ci kaw suuf muy servir donc serviteur boobu nag ñu ànd ci ak ñoo xamante ni ay nit yu am solo. fa laa doon jëm sax. ñu nga si àndal. waaw ñu ànd ci ak ay nit yoo xamante ni ñu am solo lañ ay nit yoo xam dañu dajeek ñoom à toutes les sphères yi nga xamante ni suñu borom jaarale nañu fa ca ba ñu nekkee ndaw ca ba ñu ñëwee ci sunu dund àdduna
à l'université ak sunu dund dans le milieu professionnel ñoom ñu jógee fépp nag bi mbir mi jógee ñu xalaatandoo ko taxawalandoo ko jàpp ne daal jot na ñu kenn ku ci nekk ëppale sa bopp wàcc dem tëdd sa kër jàpp sa njàmbur di toppatoo sa bopp waaw loolu jàpp nañ ne am na foo xamante ni bu fa réew tolloo li nga war a def mooy nga sacrifier nag sa zone de confort waaw daal di ñëw sacrifier li nga xamante ni moom mooy sa confort personnel ngir askan bi yitteem nekk sa yitte léegi nag ñooñ tamit bi ñu leen ci woowee ñu ci ëpp ci ñoom ci loolu la ñu nekkoon ñi nga xamante ni nekkuñu woon ci loolu tamit suñu borom dogal na bi suñu kàddu jógee ñoom ñëw nañ ànd ak ñun liggéey boobu am ay trajectoire yu intéressante am ay profil yu intéressant am taxawaay am na si ay woy politique yu ñu xam am na si ay woy politique yu ñu xam actuellement ñoo ngi nekk ci di déglu ñëpp am na ci ñoo xamante ni ñoo ngi itteewoo di ñu rencontrer waaye li ci ëpp daal ay nit lañ yoo xamante ni ci développement la ñu nekkoon ay nit lañ yoo xamante ni ci citoyenneté la ñu nekkoon ay nit yoo xamante ni la ñu yàgg itteewoo seen askan lañu donte amuñu coloration politique parce que ñun keroog bi ñuy wax ne dañuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy politique dañu ne nous sommes libres de tout amuñu benn côté boo xamante ni foofu la ñu féete amuñu benn engagement partisan donc te ñun li ñuy ñaan tey mbir mi li ñuy ñaan nit ñi mooy ñu ñëw fekk si ñu ci dynamique boobu nga xamante ni c'est une dynamique où on libère la parole où on libère la personne mu mën a joxe xalaatam mën a réewam mën a jëriñ réewam mën a jëriñ réewam un espace démocratique où on laisse toute la place à l'idée à la pensée et à la réflexion stratégique. ñu bëri ñu la doon séentu fu mel ni Yewwi Askan Wi parce que peut-être gis neen benn affection su ma ko mën a tuddee noonu boo xam ne am na sa digg ku mel ni Ousmane Sonko lan moo tax nekkoo Yewwi Askan Wi. xam nga Yewwi Askan Wi muy Benno Bokk Yaakaar dañu am seen trajectoire am ñoo xamante ni ñoom ñoo ko sos di ca dox am seen orientation idéologique am seen taxawaayu politique kenn ku ci nekk tamit ñu jàpp ne sa yéene ak sa yitte ci Sénégal moom nga nekk di doxal ñun tamit dox bi ñuy dox ñu rencontré ci ay sénégalais yoo xamante ni sunu gis-gis ci politique sunu gis-gis ci Sénégal sunu bëgg-bëgg ci Sénégal daal di daje ñu ne léegi ñun nañu ànd dox ci yoon woo xamante ni bu ñu ci duggee dinañu permettre ces Sénégalais et ces Sénégalaises ñu mën a nekk ci espace boo xamante ni dinañ mën a exprimer seen bëgg-bëgg ci Sénégal seen souhait ci Sénégal seen xalaat ci Sénégal seen vision ci Sénégal Mohamed def opportunisme wala situationnisme bu fekkoon ne loolu mooy suñu yitte dinañ lijjanti làqarti ne dañuy dugg dans une coalition ou dans une autre dugg Assemblée nationale c'est pas la première préoccupation la préoccupation principale mooy duggin bi nan la ñuy duggee suñu fa eggee nan lañ fay taxawee loolu moo tax askanu Sénégal laa la wax ne la ñoom la ñuy waxal ñoom ñoo ñu yëkkati ñoom ñoo ñuy taxawu ñoom la ñuy tàllal loxo ngir ñu gunge ñu dugg Assemblée nationale bés bu ñu fa duggee du ñu nekk député X du ñu nekk député Y dañuy nekk député askanu Sénégal ñun loolu moo ñu gën a intéressé donc te tey jii ñun ligne boobu la ñu am muy cette troisième voie que nous incarnons que nous voulons forte que nous voulons dynamique ba nga xamante ni serviteurs yépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi képp koo xamante ni sa itte nekk na ci servir Sénégal ñoo ngi lay tàllal loxo ci biir réew mi ak ci bitim réew ci xam-xam ci xalaat ci doole ci stratégie ngir ñu ñëw daal di am egg ci Assemblée nationale am fa taxawaay boo xamante ni yàlla xam na ne dina nekk taxawaay boo xamante ni bu am solo lay nekk bu dynamique lay nekk waaye day nekk taxawaay boo xamante ni ci xam-xam lañ koy teg ak itte. pourtant ñi nekk ci coalition yi koo ci déglu mu wax rek dalee naan njëriñ askan wi moo ma tax a jóg kon est-ce que amoo leen loolu en commun bu nekkoon ne am ngeen loolu en commun yi tamit la moo tax ngeen bari coalition yu bari. waaw xam nga kenn ku ci nekk ak ni ngay xalaate ak yoon wi ngay jaar kenn ku ci nekk ak ni ngay xalaate ak yoon wi ngay jaar ak ni ngay jaar pour dimbali sa réew donc kenn ku ci nekk li dal sa xel moom ngay def ak ñi nga xamante ni ñoom nga ko àndal ñun lii ñu def nii moom moo dal suñu xel moom la ñu jàpp ne fii la ñu mën a
dimbale Sénégal nous pensons avoir identifié la bonne fenêtre de tir loolu sunu xalaat la sunu gis-gis la te noonu la ñu fas yéene jaar incha allah ñuy sant suñu borom nag bi nga xamante ni sénégalais yi moomal nañ ko seen bopp jëlal nañ ko seen bopp en charge taxawul nañ ko seen bopp le peuple sénégalais daal sëñ bi ñun moom la ñuy waxal jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi ngir ñu gunge ñu ci li nga xamante ni jàpp nañ ne bu ñu fa eggee incha allah dinañ taxawu askanu Sénégal bu baax a baax. parrainage bi foo leen si toll. parrainage bi wax naa la ko ci njëlbeen bi ñu yëkkatee sunu kàddu woote bërki démb dalal nañ ay ndaw yu am solo yoo xamante ni ñi nga bàyyeekoo ba Cap Skirring bàyyeekoo ba Sédhiou bàyyeekoo ba Kolda te noonu la ñuy bàyyeekoo ci réew mi fu nekk ngir wutal ñu ay parrain ànd ak ñun ci liggéey bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mu nekk benn dynamique boo xamante ni ñun daf ñu yéem moo tax ñu delloo leen cant gu mag a mag a mag liggéey bi ci war yépp tamit ci parrainage bi donte ñun keroog suñu conférence de presse fàttali nañ ne parrainage bi waroon nañ ko gën a mën a waxtaanee ba mu gën a mucc ayib ndax liggéey bu yéeme bu bari bu xaw a diis moom la ñu sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a dem représenter askan wi waaye képp koo xamante ni sa askan yitteel na la ak lu ñu mën a teg sa kanam comme obstacle yow di nga taxaw pour jéggi ko ngir dem ci loolu lépp luy naru menace yow di nga ko jéem a def opportunité pour mën a accéder ci li nga xamante ni moom mooy sa finalité donc amul dara lu ñu mën a perdre loo ñun suñu objectif mooy li liggéey bi di dis servir askanu Sénégal jaral nañu lu ko ëpp loolu moo tax ñuy def ay nuit blanche dañoo fanaane di xool di ànd ci ak ay kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo ñuy dimbali ci liggéey boobu ñu jóge ci biir Sénégal fépp bàyyi seen itte bu ñu doon def di ñu wutal ay parrainage nit yu am solo donc loo xamante ni ak ndaw yoo xamante ni bi ñu déggee suñu woote bàyyi nañ li nga xamante ni yépp moom lañ nekkoon ñëw ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi parrainage bi njort nañu ne liñ ci waroon def yépp def nañ ko te ñoo ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bu ñu ko jéggee fépp foo xamante ni sénégalais nekk na fa dinañ la fa fekkaat gërëm la sant la ñu gunge ñu nag assemblée nationale ñu dem taxawal leen fa incha allah. xam na ne yenn saay sur le terrain politique am na yenn obstacle yoo leen dajal lenn si askan wi am yu leen di laaj wala boog réalité la boo xam da nga koy dund si terrain bi wala yenn homme politique yi am lu leen gëmloo ba yéen ñi boo leen bëggee indi une approche nouvelle mën na bañ a jàll ndax loolu jànkoonte ngeen ko sur le terrain. xam nga Cheikh Anta Diop daf doon wax lu am solo daf doon wax ne askanu Sénégal dañ leen a nax a nax ba booy wax ak ñoom te naxoo leen da ngay tas seen yaakaar waaye ñun duñu nax kenn duñu wax kenn loo xamante ni naruñu ko wala mënuñu ko def Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma dafa am ku ko mës a wax ne ko dégg naa loo wax def ko mu ne loolu de sunu borom rek moo ko mën waaye lu ma narut du ma ko wax sëñ bi ñun askanu Sénégal duñ ko fooye duñ ko caaxaane wax nga ko léegi suma engagement kenn mësu ko natable fépp fu ma mës a toog mësuma négocier intérêt général à chaque fois ñu indi mbir di ko waxtaanee ci table ji ñaari question rek lay poser suma bopp 2 questions principielles de quoi s'agit-il parce que lépp lu may wax bëgg naa ko documenter bëgg naa mu wóor ma beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général lii ma la wax nii moom mooy sunu viatique bi nga xamante ni moom la ñu war a yóbbu assemblée nationale intérêt général rek la ñuy défendre intérêt général mooy intérêt population yi donc loolu nga wax bi ñu dajeek sénégalais yi gis nañ ne yaakaar am na gis nañ ne askan wu jàmbaare la askan wu ñu yàgg nax la nag askan wu ñu yàgg yaakaar nit te ba mu eggee ci mbir mi gisuñu ko loolu tamit daan nañ gis nañu ko waaye ñoom yëg nañu ne yaakaar judd na yëg nañ ne yaakaar am na waaw yaakaar boobu nag ñun dañuy ñaan suñu borom mu sàmmal ñu ko waaye ñun suñu responsabilité mooy saa bu ñu xëyee pas-pas boobu dinañ koy yër jamono bu nekk lépp lu ñuy dimbali ci pas-pas boobu ngir ñu continuer jamono bu nekk di servir Sénégal dinañ ko def ba mu mat sëkk askanu Sénégal du ñu tas seen yaakaar askanu Sénégal dañ leen di jàppale ndax yàlla wax naa la léegi moo ñu wërsëgal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi wërsëg bu ñu yàlla defal la. mais njëriñ te wërsëg boobu nag dañ cee sant suñu borom. gëmewuñu ko waaw bëgg nañ Sénégal bëgg nañ sénégalais yi te gëmewuñu leen te bu ñu sañoon Sénégal
mooy dàq tuq su bënn sañ ba réer. Sénégal mooy dàq ci réew yi te lépp yàlla defal nañu ko sëñ bi ñun yàlla defal nañu lépp pour ñu nekk benn havre de paix. moo tax mënumaa comprendre ñu bàyyi ndaw ñi ñu désœuvré, mënumaa comprendre ñu bàyyi ndaw ñi xamuñu fu ñu jëm, mënumaa comprendre aussi ñu bàyyi ndaw ñi ñu nekk ci benn mal-être boo xamante ni souvent dina leen yóbbu ci ñu dégg leen ci loo xamante ni waruñu leen ci dégg. donc loolu mënumaa moo tax mënatuñu nangu sunu nasaxu sunuy homme politique di tax ndaw ñi tey jii di jël ay gaal di dem ci géej gi, wala soit ñuy jël désert bi, wala soit ñuy jël naka sudul noonu di ko def ngir rek bëgg loo xamante ni moom la ñu mën a dund. mais est-ce que député bu Sénégal mën na indi ay solutions yu concrètes ak yu efficaces par rapport ak problématique yi nga wax nii yëpp. ndax bu ñu xoolee ñi suñu assemblée ni tëggee suñu assemblée. yenn saa yi dañu am ay députés yu baax mais yenn saa yi pour ñu wax sax ñu dégg leen. wala yenn saa yi suñuy interpeller le gouvernement sur certaines questions nañ ko interpeller jàll mais yenn réponses yi sax duñ ko am. xam nga le Sénégal ndax kon Pape Djibril Fall à l'Assemblée nationale mën na changer cette donne là. xam nga le Sénégal a toujours eu de très grands parlementaires. jamono bu nekk législature bu ne gis nañ fa ay nit yoo xamante ni la leen fa yóbbu woon taxawee nañ ko ba mat sëkk. France Fanon moo wax ne dans une relative opacité chaque génération découvre sa mission soit elle l'assume soit elle la trahit. ñun tout ce que nous voulons mooy sunu yéene egg na foo xamante ni ak sunu itte egg na foo xamante ni jàpp nañu ne assemblée nationale rôle bi mu war a jouer dëgg jouer gu ko ñun nag rôle boobu la ñu fa fas yéene teew ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoom la ñu fa nar a dajeel te xëy na ñu bokk itte pour dimbali Sénégal ñu fexe dimbali leen. lépp lu jaar ci yoon ñu appuyer ko, lépp lu jaarul ci yoon ñu joyanti ko ba nga xamante ni dinañ ko dimbali. leneen li Mouhamed, bu ñu négliger mukk la capacité des jeunes de ce pays. dafa mel ni léegi képp koo xamante ni jóg na taxaw daal ñu ne xelam wala xam-xamam wala itteem doyul. moo tax ngay dégg ñi nga xam seen xel dafa gàtt lool ñu naan ku nekk ci ginnaawam. ñoom négliger na ñaar. négligé nañu askanu Sénégal bi nga xamante ni moom moo nekk ci suñu ginnaaw moo ñu yëkkati. négligé nañ aussi la capacité bi nga xamante ni moom la ñu am ñun ak ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo ànd mbir mi bokk gis-gis te nekk ay ndaw yoo xamante ni Sénégal la ñu juddoo, Sénégal la ñu yaroo, ñii jànge fi ñii jànge feneen. ñoom ñu toog ba ci yàgg ni ñun mënatuñoo muñ lii nga xamante ni moom la ndawi Sénégal nekk. mënatuñoo muñ Sénégal màgg fi bëgg a soxla gériatre mënu ko am mais ñun ndaw ñooñu duñ leen reconnaître seen itte boobu nangul leen ko xam ne amul soxla doomu aadama boo xamante ni itte doomu aadama xaj na ci kawam. itte dafa rëy. boo voyager tu es animé par 2 sentiments. sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté. da ngay gis tey Dubaï bii nga xam bërki démb la judd, nga gis Malaisie bii nga xam bërki démb la judd, nga xam Rwanda bi nga xam 90 amatul woon sax état, nga gis Singapour bi nga xam amul ressource. ñoom ñëpp tey ñu jóg taxaw nekk ay mastodonte. donc programme politique baax na mais li ëpp solo moom mooy volonté politique. itte nag moom mooy volonté. képp ku yëkkati ci kaw suuf lu am solo ba jëriñ doomu aadama yi da nga ko teg sur une volonté. ñun nous sommes des hommes et des femmes de volonté. Et nous invitons les hommes et les femmes de volonté à nous accompagner dans cette dynamique. C'est tout ce que nous demandons. nekkuñu ci calcul politique wala politicien, nekkuñu ci lijjanti, waaye daal ñun sunu mbir yëpp sëñ bi ci yar lañ koy teg, ci teggin lañ koy teg, ci itte lañ koy teg. lépp loo xamante ni yar ak teggin ak itte da koy maye insha allahu taala dinañ ko am. lépp loo xamante ni yar ak teggin ak itte da koy xañe, loolu sax bu ñu ko ñàkkee duñu merloo. Est-ce que Pape Djibril Fall waajal na boppam bu baax a baax pour recevoir ay coups? Parce que Sénégal ni ñu ko gisee yenn saa yi boo positionné woo xaw mel ni menace pour le pouvoir wala même pour l'opposition, yenn saa yi dem ay coups yu si topp. Est-ce que pare nga pour dékku coups yu mel noonu? xam nga sunu borom moom mooy waajal doomu aadama. sunu borom subhanahu wa taala moom la ñuy dimbali ko. sunu borom moom la ñuy liggéeyal ci jaamam ñi. moom la ñu bëgg à la fin de la journée mu gërëm ñu ndax itte bi ñu am ci jaamam ñi. à la fin de la journée moom la ñu bëgg mu dimbali ñu ba ñun wéy di nekk ay humaniste yoo xamante ni dañuy am empathie
am une capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions, ses impressions, wala comprendre li nga xamante ni moom mooy ressentir. dañoo bëgg suñu xol wëy di nekk xol bu am yërmande ci jaam ñi ñun loolu ci loolu la ñu nekk. suñu borom à la fin de la journée képp ku mucc moom moo la musal, moom moo lay teg loxoom, moom la ñuy ñaan mu teg ñu loxoom gunge ñu ci li nga xamante ni jëmmam ji rek moom moo tax ñu koy def ak wut ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala. donc loolu nga wax noonu muy ay obstacle wala soit muy li ñu jàpp mooy réew mi ñun obstacle boo xamante ni taxaw na ci sunu kanam wax naa la ko sunu volonté ak sunu détermination dina toll noonu ngir ñu dépasser ce obstacle boobu ngir jëriñ askanu Sénégal. obstacle bu taxaw ci sunu kanam, menace bu taxaw ci sunu kanam, sunu volonté ak sunu détermination, sunu itte ak sunu bëgg ak wërsëg bi ñu yàlla defal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi dinañu jox doole ñu tax ñu jéggi ko ngir jëriñ sunu réew. d'accord laaj bu mujj bi caution bi foo la si toll. caution bi tamit ànd nañ ci ak gor ak ñu baax ak ñu am yitte ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal kenn ku ci nekk xam nga sacrifier sa zone de confort bi ma la wax léegi mooy nag nga sacrifier sa daraja, mooy nga sacrifier sa temps, mooy nga sacrifier sa énergie, waaye mooy as tuut la nga denc nga génn ci jox ko. caution boobu noonu ngir jëriñ Sénégal ëpp na ko. caution bi ëpp mooy nga jël sa bakkan bi sa dund jox ko Sénégal. ñun suñu jëmm yi lañ njëkk a cautionné loolu alal rek la, alal yow yaa koy moom waaye moom du la moom. donc le rapport au matériel aussi il faut que nit ñi di ko réfléchir souvent. Sénégal métti na, jafe-jafe yi bari na, kenn werante wu ko yaa ngi dégg, waaye tey jii ña nga xamante ni ci àdduna bi yépp ba l'essentiel nekkee en cause dañoo jël la ñu am ak la ñu amul boole ko. mais sëñ bi ñooñ dañ ñoo gën a bëgg seen réew. xam naa tey ay ndaw yoo xamante ni la ñuy am sax bariwul waaye yëkkati nañ as tuut ca la ñu am sax daal ne lii bu ñu sañoon ngeen dimbali kooku. ñii di jël ne lii bu ñu sañoon ngeen def ko carburant, ñii di jël ne bu ñu sañoon lii ngeen def ko nangam, ñii di jël ne bu ñu sañoon ngeen def ko nangam. nee naa la gis naa ñoo xamante ni seen bëgg Sénégal yéem na ma, seen bëgg ëllëgu Sénégal tamit yéem na ma. leneen li mooy li nga xamante ni moom moo lal sunu action politique. Nous sommes en république. La république, c'est une promesse que chaque génération doit vivre mieux que la précédente. loolu pour mu mën a am réew yépp yi ngay wër Mouhamed soo fa eggee da ngay gis ne ñii seen maam dañoo am lu ñu sacrifier pour ñeneen ñi mën a dund gu mucc ayib. ñun suñu génération li ñu nekk di xalaat tey mooy lan la ñu nar a sacrifier suñu bopp ngir suñuy doom suñuy rakk mën a dund gu mucc ayib. bëggatuñu Sénégal gii ay astu soxna di fi am. bëggatuñu Sénégal gii ab médecin di soxla jumtukaay ngir liggéey te du ko am. dañoo bëgg ñu fonk ñii nga xamante ni dañoo nekk les fondamentaux de notre nation. bi ñu décider mutualiser les efforts dans l'espace public, c'était pour régler 3 choses existentielles. bi ci njëkk mooy l'éducation. bëggatuñu réew mi nit juddu fi te du xam te du jàng. effort de guerre contre l'ignorance. bëgg nañ képp ku fi jàng dañ képp ku fi juddoo dañ ci réer. waaye réew mi nga nekk Mouhamed nit dafay juddu kayitu juddu sax du ko am. nit dafay juddu ñu jàpp ne nga bañ a jàng dara mënoo lire ci benn làkk, mënoo jàng ci benn làkk ba tey jàpp nañ ne c'est normal. c'est pas normal. donc bu njëkk bi moom mooy éducation. éducation ku ko wax enseignant Sénégal ñoo dem ba ci yàgg daje ne léegi dañoo bëgg a waxtaan tudde seen mouvement revalorisation de la fonction enseignante. gàcce gu rëy la ci Sénégal. enseignant réew yu soqaliku yépp enseignant lañu gën a fonk. wax naa tudd naa la léegi Singapour dañoo xëy daje daal ne amuñu benn ressource. suñu ressource principale mooy suñu matière première. nan la ñuy def ba matière mu nekk capital humain de qualité. nan la ñuy def ba am un capital humain de qualité. ñu dajaloo waxtaan ci daal di ne suñu orientation daal mooy nañu fonk jàngalekat yi, nañu fonk gëstukat yi. moo tax mënumaa nangu ñuy toroxal enseignant wala ñuy toroxal gëstukat. boroom xam-xam kenn du ko toroxal, dañ koy yëkkati, dañ koy sublimer. donc la revalorisation de la fonction enseignante wala la valorisation de la fonction enseignante du enseignant yi ñoom ñoo ko war a porter, société bi moo ko war a porter. parce que l'éducation c'est une affaire de la société. beneen bi mooy la santé. Sénégal dafa accueillir Covid dafa ñëw dal suñu kaw.
sunu personnel soignant def ci liggéey boo xam jéggi na dayo ba tey liggéey boobu valoriser guñu ko xoolaguñu ko defaguñu retour sur expérience ba xool seen njàmbarte ak la leen war. Sénégal dafa dund loo xamante ni c'est inédit ci histoire du Sénégal wala histoire du monde, journée sans blouse. te journée sans blouse boobu ñoom waxuñu sans blouse de ngir ñu dàmp leen de dañ ne dimbali leen ñu jox ñu jumtukaay yu mat ngir Astou Sokhna ku mel ni moom dootul amati Sénégal. lii de la ñu laaj les meilleures conditions de travail secteur boobu boo fa demee tey xam nga tudd naa la léegi ne enseignement revalorisation de la fonction enseignante la mais secteur santé boo fa demee seen mouvement de contestation ànd gësëm la tudd ci secteur bi gën a soxla quiétude ci secteur bi gën a soxla quiétude donc loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la. beneen bi mooy wax naa éducation wax naa santé sécurité tey jii ñi nga xamante ni yépp ñoom ñoo yor sunu nguur yi ku ci am dara li ngay njëkk a def mooy wut ku lay garder te bi ñuy mutualiser les efforts c'était pour régler la question de la sécurité. boo demee Dubaï da ngay gis ne bokk na ci li ñu gën a góorgóorlu mooy sécurité. fu la neex dox demoon nga Dubaï yàggul gis naa la ci Expo Milano bi yaa ngi dégg fu la neex dox fu la neex dem te da ngay gis ne sa jumtukaay yi nga yor même lu ci réer am nga yaqin ne di nga ko gisaat heure bu la neex ngay dox 2 heures du matin ngay dox nu mu la neexee. tu n'as peur de rien mais sëñ bi man loolu laa yéene Sénégal loolu laa bëgg pour Sénégal loolu laa bëgg Assemblée nationale taxaw ci di ko fàttali le ministre en charge de la sécurité publique ne ko lan moo tax ñu war a jombale suñu bopp lu mel noonu. beneen secteur bu am solo bi wax naa santé wax naa sécurité wax naa enseignement mais sëñ bi artisanat solo si mu am ci suñu réew te ñu ñàkkal ko solo loolu jaaxalu la te kenn mënta ñàkk artisan les métiers de l'artisanat kenn mënu ko ñàkk. mais xoolal tey jii nit ñu leen bàyyee kenn ku ci nekk yaa ngay donn sa métier maam wane ca njàmbarte te joxuñu la li nga aajowoo boobu ba tey boo jëlee dëkk bu mel ni Ngaye tey li ñuy liggéey c'est incroyable c'est exceptionnel te tanneur yi sax mënuñu ko am nga jël tey jii Kaolack artisanat nekk fa benn liggéey bu am solo te xoolal artisan yi tey taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu itteewoo mënuñu ko am. jërëjëf Pape Djibril Fall amoon naa mbégte seq yow jotaay bi ma baal nga tàggatoo ñu doon teewlu. Mouhamed maa ngi lay sant bu baax di sant kilifa yi nga xamante ni ñoom nga àndal ci interview bi di wax ne presse ak média communication sociale la communication sociale médiateur suñ professeur bu am solo bu tudd Dominique Mendy daf doon ñu wax ci université boobu ñoo ngi école daf doon ñu wax ne ñu le rôle du journaliste c'est même pas d'être au centre. C'est même pas d'être le centre, mais c'est d'être au centre pour une distribution équitable de la parole. waaw sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ne journaliste dañu amee une mission prophétique. donc prophétique mooy prêcher la bonne parole. yaa ngi dégg bokk na ci tamit mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo am xam-xam am itte jamono bu nekk ñu xool nan la ñuy def ba génne leen ci seen confort boobu pour ñu wax ak askan bi. loolu je pense que ne lu am solo la moo tax ma leen di gërëm à travers yow toute cette presse. Responsable consciente bi nga xamante ni moom la ñu am ci Sénégal et qui accompagne le développement économique et social di gërëmaat bu baax a baax kilifa yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi leen di seetaan sénégalais yi sénégalaises yi di tàllalaat loxo askan wi ak ndaw ñi ngir li nga xamante ni sóobu nañu ci ñu gunge ñu ci bu ñu ci gungee ñaanal ñu ci ànd ci ak ñun au soir du 31 juillet incha allah ñu am ndam lu rëy dugg assemblée nationale taxawal fa sénégalais yi ak sénégalaises yi ba li nga xamante ni moom mooy seen ay di jàmbat. mu mën leen a wan ginnaaw ñu dem ci Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu bëgg. jërëjëf Pape Djibril Fall nga bokk ci coalition les serviteurs mu amoon mbégte lool bokk yow jotaay bi noonu laay sante ak gërëm Aliou Ba mi nekkoon ci benn caméra bi ak montage bi ak Abdoulaye Seck sant gërëm bu baax a baax El Hadj sunu chauffeur ak Medoune Fall ci coordination bi dig leen daje ci beneen jotaay waxtaan bi ni mel jaa ngeen jëf.